donc bi ñuy def nii mooy activité bi mujj ci processus CEP bi muy visite d'échange muy béykat bi dem xool beneen moroomu béykatam lu muy liggéey première édition bi ñu ngi ko defe woon Mboro Total période boobu li intéressé woon yenn groupement yi mooy ñu xam nan la ñuy béyee pomme de terre groupement yu bari ñëw Mboro gëstu fa mbéyu pomme de terre beneen daaw ñu defee ko njegeen seen avantage mooy que ne woon dañuy utiliser courant dañuy béyee électricité groupement yu bari ni woon mbiru courant dafa nekk mbiru gasoil dafa cher war nañu gëstu yeneen façon mbéyin ñu gis ne njegeen ñu ngi woon en avance si wàllu courant presque tool yëpp courant la ñuy utiliser donc ñu demoon fa xool gëstu lu mel noonu mais aussi amaale ay waxtaan si biir weccantoo ay xalaat ren bi ñu xoolee groupement yi ñu gis ne daal wàllu frais ci Sénégal Ndoyeen rek lañ ko fiy defee te muy mbéy moo xam ne intéressé ñu bari association bi ñuy def maraîchage arboriculture aussi am na fi solo parce que presque tool boo dugga di nga fa gis pamplemousse di nga fa gis leneen donc ñu ne loolu aussi war nañ ko mën a wane mais du loolu rek moo ñu tax a jóg li ñu tax a jóg aussi mooy ñun ku ci nekk groupement bu ci nekk li nga xam ne am nga ko ci lu am solo nga mën ko waxtaane ak beneen groupement ce qui fait que kuy dem di nga mën a yóbbaale lu bees par rapport ak sa gox donc tey waa Ndoyeen ñoo ñu dalal dañ leen di jox kàddu gi. di leen wax vraiment ñëw ngeen ci dëkku béykat wala ñëwee ci dëkku béykat aussi groupement bu ku nekk nga xam ne Déthié Ka mi moom mooy secrétaire général bi donc yoon la aussi ma jox ko kàddu bi mu dalal ñu avant ñuy dem xooli programme bi donc comme ça au moins ñu saafante ñu waaw Déthié la. asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi ñii ñëpp ku nekk sa tur ak sa sant di leen gërëm ci teewaay bi di leen masawu coono aussi ci déplacement bi parce que fi ngeen jógee ak fii sori na di leen waxal ne fii mooy Ndoyeen 1 Ndoyeen 1 nag dafa am configuration bu mu configuré c'est-à-dire que am na 6 villages yoo xam ne ñoo nekk autour de Ndoyeen 1 am na Déni Youssou am na Njaaw am na Kër Bayal am na Ndiassane ak Ndoyeen Madane ak Ndoyeen bii kon yooyu mooy configuration Ndoyeen 1 ñaari délégué de quartier nag ñoo fi nekk mooy ala Jibi Sow ak Alassane Ba loolu mooy configuration Ndoyeen sur le plan historique li des nag mooy que lii nga xam ne nii yéen a koy dox ñun de rafetlu nañ parce que ñun ay béykat lañ ay sàmmkat lañ comme ni ko moom suñu waxee yàgg nañ liggéey ak ANCAR yàgg nañ liggéey ak yeneen ONG xam naa ne ANCAR daal jàppale nañu ci lu bëri su ngeen demee si tool yi tamit di ngeen gis ñu di olof di wax weer di gis bokk ci su ngeen demee ba visiter ba gis di ngeen xam ne vraiment ñii bëgg nañ liggéey te vraiment liggéey bi am na luñ ci xam tuuti bi nag moo waral lii ku neen su ngeen amee leneen lu ñu mën a dolli ñun on est à votre disposition ñun tamit suñu amee leneen loo xam ne nii war nañ ko mën a dool ngeen dolle leen ci li ñu xam ñun on est à votre disposition donc nag lii échange la ñu jàppalante di nekk benn parce que béykat moom suñu problème yëpp benn la foo mën a dem béykat problème bi benn la donc problème yooyu dañ ci taxaw ñu waxtaane ko ku nekk def suñu xalaatam ku nekk def di wax ne nag délégué de quartier xam naa ne xam nga mag rek xam naa ne dañuy dem ba ñëwaat rek fekk ñoom ñu génn comme ça ñuy gën a waxtaan ak yéen gën a sàmmante ak yéen. war nañ leen maraîchage bi boo xam ne de manière générale moom la ñëpp di def war nañ leen aussi partie fraise bi boo xoolee soble bi nu ñu aaree fraise bi aareewu ñu ko noonu soble bi parce que fraise dafa nekk loo xam ne mbéyu séeréer la donc mënoo ko jël béy ko n'importe comment donc fu mu ne nii boo gisee lii ñu ko lalal nii ñax lañ ko lalal fraise bi warul laal suuf warul laal dara da nga ko war a aar ruur bi ba pare ngay yendu si tool yi di dàq loolu moom ñëpp ay dàq sax mais fraise rawatina si donc dafa nekk tool culture boo xam ne culture tubaab yi la boo xam ne dañ ko indi fii donc fii comme dafa bari ay tukulóor yu kii il faut nit ki di ko aar tout le temps donc voilà donc Isaaga moom moo nekk fii donc lu mu leen di expliquer mooy ne fraise bi nekk na loo xam ne variété importée la donc am na ñuy def variété locale mais importé bi
moo gën te importé bi buñ ko indee benn nit moo ko fi indi moo koy dispatché donc depuis des années partenaire boobu mooy liggéey ak producteurs yi. fii ba Saint-Louis boo fa gisoon France benn variété la. waaw presque ku ko fi am na ñeneen ñuy jaay mais ñii zone bi ku leen di jaay presque benn nit la depuis des années moom mooy liggéey ak ñoom bu ñuy récolter aussi moom moo yor marché bu koy jaay. donc pratiquement lu waaye récolter fii moom da koy jënd. prix bi mën na varier entre 5000 7000 ba 1500. donc loolu damay waaw donc moom dina ci wax comme ça mu wax leen un peu de manière technique comment ça se passe voilà. ñeme coono am na yeneen façon am na Cabarosa am na Aliso am na Sandler am na yeneen variété mais bii moo gën a ñeme comme que ñun dañoo xaw a néew doole du saa yoo bëgg récolte nga récolte donc bii moo gën a mën a toog boo gisee xam nga normalement war nañ ko mën a witt mais ki koy jënd moom moo lay dirige moom moo lay jox jour bi ngay witt c'est parce que moom moo fi ne moom kese moo fi ne fekkoon da nga am keneen wala ay ñeneen fekkoon da nga am keneen wala ay yu bëri ñu koy jënd di nga mën a ay concurrence bi mu àndal fii di nga mën a witt saa yu la neex mais nii nii mënuma la wax jour bi may witt parce que moom mooy des ñoom garanti nañ indil la fraise bu frais bu kii bi salon yu baax ak yooyu yëpp mais problème bi mooy garanti wul jënd bi waaw jafe-jafe ji bari na parce que fii boo xoolee SDE bi dañ koy wàññi guddi gi ngay am ndox guddi gi ngay am ndox forage yi fi nekk nii bon sañatoo dawal lu bari ndax courant lay daw kon am nañ problème yu bari yoo xam ne ñu ngi fi waaw loolu moom ma wax la ko guddi gi dañ tuuti lay am guddi gi daal ngay mën a duy sa bassin bu bëccëgee nga dugal sa courant mu ñëw parce que tool bi fi ndox bi di jógee mu nga fële ci kaw waaw. donc lu mu wax nii c'est-à-dire lu muy expliquer problème ndox mi paradoxe bi mooy pompe buy yóbbu ndox mi Dakar mu ngi foofu ci virage bi donc booy tourner noonu di ngeen gis benn genre usine noonu xëy na seetlu ngeen ko pompe boobu moom mooy pompe beneen buy propulser yokk pression bi léegi moom mooy yokk pression bi ñun amuñu pression xam nga loolu nekk na loo xam ne dafa xaw a doy waar donc fii de telle sorte que ñii guddi duñu nelaw donc da ngay mujje bàyyi ba guddi gi fekk peut-être ndox mi am pression dañuy fanaane roose ba set kii heure bii ñu ko fekk sax lu ñuy ñëw moo tax ñu fekk ko fi mais moom day bëccëg bi lay nelaw tuuti keneen ki jël relais bi donc c'est pour dire que moom fas yéene woon na feesal kii bi yëpp mais problème mu ndox moo tax mu xaw ko limité nii le temps kii lu mu wax aussi dafa am solo nee na mënoon na def benn soble kese fépp mais bu ko defee bu lambee mooy déjà investissement am day kii moo tax da ko varier nga xam ne bu soblee bu suu yéegee mu kii wala bu soblee lambee mu mën ko rattraper ci suu beeg yooyu moom laa ko doon wax am na wax bu neex bu nga wax keroog nga waxaat ko quoi. mooy suñu première mbay suñu première problème loolu ñun fu mu toll nii dañuy bay rek baana yi ñëw fii dañuy xool li leen arrangé ñu jënd bu ñu gisul lu leen arrangé ñu bàyyi la sa marchandise fii yaa dégg parce que su bi fii mu toll nii waroon naa ko jukkat jaay ko parce que boo gisee su bi problème de manque ndox bi ñuy wax noonu da ci joué du ñu nelaw guddi du ñu nelaw bëccëg mais yàlla baax na quoi loolu mooy suñu problème jaay bi dañ ci am problème bu ngand. suñu liggéey fii presse la depuis 4 ans ñu ngi moom di liggéey moom bu baax wax dëgg yàlla muy patron boo xamante ni macha allah liggéeyu presse moom jafe na trop wax dëgg yàlla te aussi tamit compliqué na ndax bëri na ay produits yoo nga xam ne ñu ngi ciy dugg jafe na lool te aussi tamit seer na waaw muy wàllu engrais ak produits yi seer nañ lool daal waaw mais nag jafe na trop tamit te presse moom nekk na loo xamante ni aussi ci ay place rek nga ko mën a liggéey quoi ci ay place rek nga ko mën a liggéey waaw donc mooy projet bi ñun bi nga tey ñu ngi ci projet bi quelque temps projet bi daj ñu jàllale dugg nekk bu amee une semaine wala 15 jours ñu def dugal engrais bu dugalee engrais c'est que récolté ba ca ëllëg sa dañuy dal di produit presse bi ba mu daj waaw moom daal traitement bi ci ñun aussi bëri na lool waaw ak dugal engrais ba yooyu yëpp ñun daal mooy suñu liggéey fii
ci mbéyum quoi waaw presse moom wax dëgg yàlla ñu ngi ci daal waaw ñu ngi ci daal waaw gis nañ ne liggéey bi daal mën nga ko gis nii rek foog ni liggéey bi tuur mais liggéey bu compliqué la te aussi tamit liggéey bu amul dallu parce que dañuy liggéey rek waaw presse moom mu ngi nii rek waaw wax dëgg yàlla waaw liggéeyam daal mooy loolu non loolu moom ñun moom dañuy liggéey rek loolu moom ñi ko war a wax ñëwuñu quoi waaw kay. danañu waxtaane aussi li nga xamante ni naka la ñuy analyser problème yi nga xamante ni moom moo lié ci marché bi moo lié ci produit bi waaye moo lié aussi ci coût yi nga xamante ni moom la ñuy dugal ci production bi pour suñu production mën a yem. ginnaaw bi ñu defee loolu ba pare ci la ñuy def li ñuy tuddee sélection des cultures wax na ko sélection des cultures boobu nag moo ñuy permettre comme xam nañ suñu ay jafe-jafe léegi nag ñu wut benn plan d'action ndax plan bu ñu ko waxee rek mooy loo xamante ni ñun groupe bi dañ ciy waxtaan tënk ko xool naka lañ koy xaatimee ci ay këyit li ci am solo aussi mooy ñu jàpp ni plan d'action boobu mooy suñu tableau de bord mooy suñu feuille de route maanaam ñun groupement bi bu ñu demee ba décider ni lii la ñuy def ci ginnaaw jafe-jafe yi nga xamante ne dañ ko saytu woon ba pare jafe-jafe bu nekk te ñu saytu woon ko ci biir analyse des problèmes ba sélectionner suñu culture jafe-jafe yooyu nan la ñuy def ba saafara ci plan d'action boobu nag la ñuy tëral activité yi nga xamante ni moom la ñuy saafaraa jafe-jafe yi nga xamante ni gis nañ ko ci biir liggéey bi nga xamante ni moom lañ bëgg a liggéey jafe-jafe yooyu bu ñu joxee benn exemple rek mun nañ ne par exemple bi ñu demee ci marché bi wala avant sax ñuy dem ci marché bi ci suñu production am nañ jafe-jafe pour mën a jënd produit de qualité ci biir plan d'action boobu mën nañu xalaat ne comme dañu am jafe-jafe pour am produit de qualité naka la ñuy def soit ci formation technique wala naka la ñuy def ba am jiw boo xamante ni bu baax la ci plan d'action bi ñuy tënk activité bi nga xamante ni moo ñu permettre jafe-jafe boobu ñu mën ko saafara donc plan d'action boobu groupe bi moo koy def bokkul ak calendrier culturel nga xamante ni baykat bi moom ci boppam moom mooy def calendrier boppam plan d'action mooy suñu feuille de route mooy suñu jubluwaay ba bépp jafe-jafe boo xamante ni saytu woon nañ ko ci départ ci bi ci Moussa di wax naka la ñuy def ba def ay jéego yoo xamante ni mooy saafara jafe-jafe boobu mu jëm ci marché bi wala mu jëm ci production bi wala mu jëm ci coût de production bi loolu nag laay jël tënk ko def ko ci këyit mu nekk sama seetu boo xamante ni benn jéego bu ma ci toll rek bu doon jafe-jafe ndox la dinaa xool naka laay def ba saytu ko ba am ay solution yooyu moom laay tënk ci plan d'action moo tax plan d'action presque booy xool soo ko wàccee rek wala boo fàtte ni yow am na loo tënkoon ci loolu boo ko wàccee rek da ngay wàccee ci sa tableau de bord dafa mel ni oto buy daw ba ci yàgg wàcc yoonam jëm ci leneen donc dina la déjouer tuuti ci say objectif yooyu dañ koy définir dès le départ xool activité bu nekk moom bi may dimbali ba ma mën a atteindre objectif boobu mais li ci am solo aussi mooy période yi nga xamante ni moom laay calé ci loolu nga xamante ni moom laa def planifier comme activité ban période laa koy def avant may ji laa koy def wala su ma jëmbatee ba pare laa koy def wala su ma demee ba toll ci biir production bi laa koy def bu ma définir période ba pare baax na aussi ma xam yan ressources ci plan d'action bi aussi dama koy xaatim yan ressources laay am pour mën a saafara jafe-jafe yooyu nga xamante ni dama ko listé woon dama ko indi woon ndaxte plan d'action bi moom ay solution rek laa ci bëgg solution yooyu fan laay jëlee ressource bi nga xamante ni muy wàllu xaalis wala muy wàllu matériel wala muy wàllu jiw bu baax fan laay jëlee ressource yi nga xamante ni moo may dimbali ma mën a saafara jafe-jafe boobu xamante ni ñoo fi jib te ku xam ndooyeen rek nga xam leen ci mbéy doonte mbéyu lijim presque bariwu fi naam am na fi waaye bariwu fi ñun arbre fruitier la ñu gën a xam ci foofu la ñuy gën a yëngu waaye nag am na ñoo xamante ne dañuy def maraîchage bi tamit wax dëgg yàlla experts yi ñuy wax fii wax dëgg yàlla ñun ñëpp dëgg nañ te nag day nag wax dëgg yàlla dañ koy wax waaye ñu ci bari dañ ci yëngu waaye ni ñu koy waxee fii ñoom duñ ko jëfee noonu ndax bu fekkee ne yow moom da ngay bay rek di jaay rek doo bind dara doo bind man lii laa am ci tonnage wala lii laa am ci xaalis wax dëgg yàlla boo ne man nu mu tuddati buñ la laajee si campagne bi passé loo ci am doo ko mën a xam te loolu du ci bari tamit dañ koy def waaye nag ak li ci mën a am rek jotaay yi li ci baax la ku fi ñëw rek di nga mën a am loo xamante ne boo ñibbee wala boo kiyee tamit beneen kiyee duñ ci mën a jëlee loo xamante ne lu baax la
wax dëgg yàlla ñuy sant yëpp di sant tamit maam fi wax dëgg yàlla lu baax lépp ci mbéy andil nañ ko fii ci Ndoyeen wax dëgg yàlla dañuy sant maam fi ak ñi nga xamante ne ñoom la àndal di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam. ci liggéey ñu dem ba 2010 daaw jéeg seb dugg si lompul seb daa dugg si lompul ñëw avant bi mu dugg see lompul waxtaan ak jigéen ñi groupement yi xamal leen ni dañoo yore projet bu tudd seb te dañoo bëgg a liggéey ak yéen ñu dajaloo def waxtaan ak waa seb bi ñuy waxtaanee ba d'accord ñun ñu dikk bokk ci groupement yi nga xam ne ci juróomi dëkk yi seb njëkk a liggéeyal ñun lompul ci lañ bokk bu ñu ñëwee dañoo tàmbali ñun ci formation la ñu tàmbalee ak ñun dikk dañu defar ay formation dañuy jàngal nan la ñu war a yoree suñuy tool def calendrier cultural jàngal ñu nan la ñu war a demee ci marché bi ba waxtaan ak baana yi jàngal ñu nu ñu war a demee ci fournisseurs yi ba uti jiwu bu baax jàngal ñu nan la ñu war a demee ci banque bi ba mën a leb xaalis pour liggéey ay hectares yu bëri te loolu yëpp dañ doon suñu doole rek lañ doon demee ñu suñoo am ci mbay dara lu ñu commencé liggéey ak seb léegi bu ñu jëndee engrais bu ñu nee première liggéey balaa ñuy xam lu ñuy liggéey dañuy dem ci marché bi waxtaan ak baana yi ba pare ñu wax ñu bañ jiwu la ñu soxla duñu bàyyi nañu di ñëw rek di tëb di liggéey jiwu bu ñu neex loolu seb moo ko fi jële te dañ doon liggéey jiwu bu ñu neex ñu dem ba pare perte jiwu bi la nga ci war a am rendement doo ko ci am ndax tase nga ak jiwu bu bon seb jële fi loolu jàngal ñu fournisseur bi ñuy wax ak moom mu ñuy wax heure bu nekk jiwu bi nga xam ne moom nga war a soxla ci heure boobu ñuy liggéey ci loolu bala ñoo dugg ci suñu tool di bay dañuy dem ci marché bi wax ak baana yi ba xam ñoom ban façon la ñu soxla bu dee pomme de terre la ñu soxla ñu wax bu dee soble ñu wax yan période lañ ko soxla ñu dem xool jiwu bi méngoog jamono boobu ñu liggéey ko dem bu ñu paree dem jaay baana bi ñu ñëw fekk ñu suñu biir tool waxaale fay bu ñu dee jënd engrais dañuy xam ban bis la ñu engrais woon ak ñaata la ñu soxla ci engrais lépp dañ koy bind produit dañ daan jël rek di sotti seb moo fi jëlee loolu engrais moo fi jëlee jël rek di suy dañuy mesurer léegi li nga xam ne hectare bu nekk li nga xam ne moo ci yanu maanaa ci seb lañ ko jàngi produit bi nga xam ne moom méngoog jiwu bi nga xam ne moom ngay roose ci seb lañ ko jàngi bu ñu commencé di gis suñu bopp ci mbay bi ñu duggee ci seb lañ commencé di am rendement ci li ñuy am ci seb dem nañ ba seb jàngal nañu ñun jigéen ñi sax calendrier bi nga xam ne moom la ñuy yore pour suñu calendrier familial pour suñu kër li nga xam ne moom la ñuy organiser woo ba suñu dépense ñun ñu koy arranger ba génn ci par weer. kon asalaamaaleykum wa rahmatullah ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi nuyu ñëpp di leen ziyaara di leen batul àq di leen balaax di rafetlu aussi li nga xamee ni mooy li CHEP taxaw ci groupement yi nga xamee ni ñoom la tàmbalee ñu bokk comme soxna si li mu wax rek ci ñi nga xamee ni ñoom la jëkk àndal gunge leen ci Sénégal ci ay groupement ba ñu agsi fii ñu agsi tey donc démarche su CHEP mooy fi ñu jaar jëratul wax ndax ñi jaar nañ fi ba pare xaw nañ ko dugal ci théâtre bi mais ñi demantawaat nañ ko kenn ku ci nekk ci benn par benn mais li may wax rek mooy man Mboro Tall fañ ñu fekk baykat boo xam ne yàlla dogal na juróom-ñetti saakuy pomme de terre mënoo ko woon a ñimee jël ci at tey te daaw jéeg rek la ñetti at lañ def ak ñoom ren ji bay na une tonne semence 1 hectare bu mat sëkk liggéey na ko kooku wax dëgg yàlla jéegu bu am solo la ci bu jëm ci kanam baykat aussi da nga daan toog doo am benn problème sérieux problème pour mën a am foo wute aw jiwu ak mën a am foo wute xaalis tey waxuma la góor ñi nga xam ne ñoo bokk ci projet bi daaw jéeg bi ñuy soo commencé 2 millions laa leboon jox baykat yi daaw te ñoom ñoo ànd ak man bi ñu jógee forom ba ñu ànd di jéem a
def mais daaw man maa demal sama bopp ak sama groupement ñu dem ñu lebal ñu 5 millions ren waxuma la sax PAMECAS gañ ko jëlee woon mais CNCAS gaa yaa nga fay jëlee ay par kii producteurs yi dem jëlal sa bopp 1 million wala 2 millions def sa poste ñëw jënd ci la nga war a jënd yëpp liggéey sa liggéey jigéen ñi fi mu ne 5 personnes yu ànd bu ñu demee ñu lebal leen 1 million 500 mille tey 5 personnes yuy dëkk ba ilaa yam di ni ku ñëw am nañu garantie boobu parce que chef moo ñu teg ci yoon boo xam ne dañoo gëmuloon suñu bopp xamuñu woon fu ñu jëm mais bi ñu demee ba gëm ko ñimee nañu ba nga xamee ni même bu ñu gisatul ñun chef dañuy dem waxuma la sax dem mais mën nañu former ay yeneen groupement yu bokk comme ñun parce que la ñuy def lu palpable la da ngaa gis kii bu njëkk nag ak képp koo xam ne dañ ci bëgg a dugg sénégalais ñun ñëpp a yem man bañ ñëwee cëpp ñu wax muy daanaka da nga naan ay théorie la tax gisoo daray xaalis ñëpp ci commencé woon di décourager mais système bi ñu la tegal moo gën ay milliards te ñun sénégalais dañoo jàpp ni nit ku weex rek bu dikkee taxaw ci sa kanam ni la projet laa indi la ngay jëkk mooy yalwaan parce que xaalis ngay lay teg sa loxo nga dem saax-saaxee bu jeexee nga toogaan di tooj mais wallahi lazim yoon bii ñu teg moo gën ay milliards ñu jox la ko parce que bu ñu demee bàyyi la fu seenum réew àgg sam réew mën faa puus mu àgg kon loolu mooy système bi man li ma ci gën a neex mooy nga gëm sa bopp te dañ lay gëmloo sa bopp mais nañu moytu ñii ñëw di la jox xaalis wallaay képp ku dikkati ëllëg man de di ma joxu xaalis ci xaalis boobu dinaa ko seexloo lekk sax mais indil ma xam-xam ak système bu ma demee moo ma gënal fopp comme ni waa chef yi def wasalaamaaleykum. di xamal ni li may jëkke nag mooy gërëm laay jëkke jëmale ko ci waa ANCAR di ci beral ngërëm El Hadj Abdoulaye Biteye mi nga xam ne moom la ñu booleel mu nekk jàmbaar yoo xam ni du sonn du tay yemul rek ci formation yi ñu defal mais day jël motom dugg ci tool yi di ñu encadrer sur le tas maa ngi ciy gërëm di ko ci sant ñi fi jiitu nag presque les outils yi nga xam ne moom la chef bi utiliser daanaka ñëpp wax nañ ko jàll ñu ciy delluwaat comme ñun ñoo nekkoon buñ nee buy waa Lompuli ak waa Allega yi nekk taaw ñun defe naa ñu ñooy deuxième doom nga xam ne ñun la chef ñëw adopté fi mu ñëwee fi mu jaarale ñëpp la ñu jaarale mais nag dañ ci gis benn yokkute boo xam ni ñu ngi ko amee ci forum d'affaires yi ñu doon def ci forum bi ñu doon def à Thiès ci la ñu dajeek ay semencier maanaam jaay ko ci ay jiwu bon te si ak ay commerçant dinaa ci cité ay nit ku ñuy wax Moussa Ndaw nekk marché Jaaro yi ak ñuy wax waa Béjo ñoom Alassane Ndiaye ak waa Ñaay Saru ñun dañu doon tàmm benn jiwu rek di bay benn variété mais ci biir forum d'affaires yi ci forum d'affaires bi ñu doon def à Thiès ci ñu découvrir yeneen jiwu yu bees nekk te ci lu mel ni boobi ci ciw chou-pommé xam ku wax jogo ni chou-pommé ñu découvrir benn semence bi ñuy wax boy carotte bi ñuy wax norma yàlla def ñu expérimenté foofu vraiment mu joxe ay résultats yu am solo ci par relation yi ñuy chef mettre ak ñoom ay contrat de confiance boo ñëwee samay bureau tey boobu am na fa normal am na fa donc loolu waroon ci dem di ko jëndi ci di paas di dem ñoom ñoo ñu ko indil tegal ñu ko foofu bu ñu bëggee ñu jënd ko foofu te loolu bu doon shop duñ ko am defe naa ne loolu jar na ñu tàcc ko ci mbirum mbay mi bi ñu bayee ba pare pomme de terre daaw sur le champ ci bord champ lañ doon jaay benn baykat bi tey xam na ko mu wax Maajoom Njaay moom moodu la woon bi mu ñëwee commencé bay di tey encadré ko ànd ak waa chef 52 tonnes la jaay toolam bord champ pour bañ a wax xaalis bi mais fa la ñu ko fayee ak ñeneen ba mu nekk 80 tonnes pomme de terre yoo xam ne daaw commercialisé nañ ko ci marché bi te Moussa Ndaw moo ko jënd ci chef la ko jaar ci forum d'affaires la ñu xamante ak ñooñu kon nag maa ngi gàttal foofu ba ñu guddal xam ni chef
vraiment fu mu ñu ba fekkoon yóbbu nañu fu gën a sori bu doon benn man ñoo ngi ci juróom wala fukk ak juróom maa ngi gërëm ñëpp di sant. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi tudd Ismaïla Ba di président groupement GIE les maraîchers de Déni-Guedj Sud donc moo ngi nekk côté Lac Rose xam naa am na samay voisins yu fi nekk muy waa ñàgg ñu xamante bu baax a baax li may wax ci chef bi rek mooy damay remercier d'abord JICA ci projet chef bi ndax solo si mu am chef nekk na loo xamante ne nii man en tant que jeune ak sama yeneen i moroom aussi yu ma bokkal ci GIE bi certes am na ay mag mais def ñu gën a encourager ñu nekk ci mbay mi parce que chef dafay tax nga xam yoon wi ngay jaar aussi nga xam fi nga jëm chef grâce à comment dirais-je kii information bi nga xamante ne nii di dina tax nga am comment dirais cawarte génn sa périmètre tool dem wëri ko ndaxte tey chef bi moo lay xamal ne béykat bi warul nekk kese ci biir périmètre am di far génn ci biti parce que information nekk na tey arme ci monde bi ñu toll information boobu noonu mooy li ngay dem ci marché bi surtout ngay xam li fa xew nga bañ a bañ baana bi ñëw toujours mu lay fekk sa biir tool mu lay rey parce que kooku aussi c'est important à souligner chef man fa lay teg sama baaram c'est-à-dire que si kii bi si wàllu njaay mi tey jii nii man sama village soo fa demee à Déni-Guedj Sud man li ma fay gis surtout mu neex ma si mu nekk avancé ci chef bi mooy complicité bi am ci couple yi c'est-à-dire que da ngay nekk béykat nga nekk góor nga ànd ak sa jabar soo ñoralee sa comment dire sa récolte ba soo béyee bi mu ñor au lieu que nga yóbbul ko sa bopp sa jabar moo la ko yóbbul bu ko yóbboo ca marché ba dafay toog jaay bu mu jeex mu doog a ñibbisi donc loolu gis ngeen manque à gagner la woon mais tey jii nii vraiment gis naa ci ñu ci am des réussites yu am ci ay comment dire ay résultats yu am solo ba sa tabax ci ay kër je vous dis bien parce que xëy na dañ ko doon xeeb mais attention diggante biir tool bi à bord champ li ngay jaay ci biir tool bi ak ca marché ba am na marge bu rëy différence bi dafa rëy bu ngeen ko gëstoo yaakaar naa kenn du nangooti baana di la fekk sa biir tool nga ko fay jaay loolu vraiment nekk na réussite boo xamante ne ni man constaté naa ko ci suñu groupement te loolu noonu ñu ngi ko am grâce à chef mais aussi grâce à Amadou Sall parce que vraiment nekk na conseil boo xamante ne nii man en tant que jeune ak sama yeneen i moroom des étudiants yoo xamante ne tey jii nii grâce à lui ak programme chef bi am nañu courage tey aménager une parcelle communautaire beneen tool boo xamante ne ñun ñëpp ñoo ko bokk ñu am ko ànduxura ñu fay liggéey sama gars yi nii fa laa jógee ce matin fa laa leen bàyyi donc c'est des étudiants yoo nga xamante ne UCAD lañ jógee te dañuy gis que ne c'est possible ak chef c'est possible que nga génn ci si mbay mi boo duggee si mbay mi ak le programme chef vraiment mooy mën nga si génn quoi donc li ma waroon wax xëy na yeneen ñëpp sama yeneen naatango yi wax nañ ko mais yéen ñi nga xamante ne ay groupement yu bees ngeen man dama leen di encourager c'est pas pour rien ñu bàyyi suñu big ak feuilles yi ñu dugg si mbay mi parce que chef moo ñu won yoon wi asalaamaaleykum. waaw man moom damay gàttal maanaam damay andi ay kàddu seede tuuti rek ci programme chef bi parce que ñun dañu nekk kuréel gu bees waaye yàlla dafa dogal liñ fi dégg maanaam ñu fi dégg dañ ñoo gën a fital te ñun ba ñu door suñu kuréel liñ doon jooy mooy ak problème bi ñu doon jooy mooy accès à l'information dañu amoon problème information ci wàllu marché surtout ndax fi ñu nekk dafa xaw a enclavé baykat yi xamuñu dara léegi ñu bëgg lu leen yee moo tax ba chef indee seen programme dafa dëppoo ak ñun li ñu doon jooy ci marché bi ak ñun li ñu doon jooy ak li chef indi dafa dëppoo moo tax benn mag mu ngi naan ma yow da nga bokk ci waa JICA ma ne waaw mu ne naa la xamal leen amuñu xaalis de loolu la mu wax ñooñu amuñu xaalis mais man alhamdulilah man liñ ma indil moo ma gënal xaalis ndax mooy lan buñ demee soo bu ñëwaatee fekk ma mënal sama bopp léegi naa mën a demal sama bopp le temps may xaar kenn wala may am problème moo tax tey li may tëjee mooy li may gën a sant yàlla mooy tey maa ngi béy mais maa ngi béy ak xel mu dal mooy lan dama yaakaar fi mu ne nii problème marché awma ko ndax ba ma demee voyage d'affaires bi def étude marché ñëwaat boobu ba léegi dama sant yàlla ci li may bay kon amutum problème ci mbay yaakaar naa ba ma paree mbay dinaa mën a jaay avec tranquillité loolu laa ci bëggoon a seede merci Ibrahima Ka di am mbégte contentement ci seet parce que tamit groupement bu bees lañu
mais li ñu gis ñu dina ko doxale ak ñun mooy li wolof Njaay di wax naa mën a waaxu xam fi nga jëm moo ko gën a wóor. mel na ni ñoom dañoo bëgg ñun baykat yi ñu xam fan la ñu jëm ak fan la ñu bëgg a àgg moo waral ñoom ñu womat nii ndax itam ni ñu doon bay la woo xamante ni buñ ci doon dund ba kela ela yow mi di yaakaar naa duñ ci mën a àgg fuñ ci bëgg a àgg ndax duñ doon xam fan la ñuy jaayee jiw duñ doon xam fan la ñuy jëndee matériel duñ doon xam fan la ñuy jëndee engrais duñ doon xam bu ñu bayee ba pare fan la ñuy jaay ndax suñu mbay yëpp mi ngi doon yàqu ci àll bi kon bu ñu demee ba xam ni mën nañoo jaay te duñu doog a bay kon vraiment dañ ciy félicité ANCAR en même temps di ci félicité seet ñii sant itam ñi nga xamante ni mooy ñi ko seq ñëpp Kébé ak ñi nga xam ne moom la ko seqal di sant aussi Moussa Ba mi comme ni ko ma frère waxee léegi vraiment depuis 2004 ñun ak moom ñoo nekkoon Serif la ba ñu jëlee ko fa yóbbu ko Noto Moussa ñu ngi koy félicité di ko sant bu baax a baax di joxe ay témoignage bu baax li mu wax noonu kii Moussa loolu la nekkee woon ak ñun Serif la di ñu encadré ñun baykat yi di ñu teg ci yoon pour ñu mën a réussir 100 pour cent bi mu fa jógee itam ñu andil na fa Mouhamed Diakhaté mi nga xam ne moo fa nekk vraiment moom moo fa indi itam seet kon vraiment ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko ñaanal yàlla yokk xewal fi mu bëgg ak yàlla àggale fa sëy bi tam fi nga xam ne moom la bëgg a àggale baykat yi yàlla na ko baykat yi àgg vraiment kontaan nañ bu baax a baax di wax rek ni li wax naa yàlla wax ni xam ma bala nga maa jaamu ndax boo ma xamul naka nga may jaamu dafa mel ni ceeb moom la initiative boobu la jël xalaat boobu la jël di ko utiliser kon baykat yi wax dëgg yàlla ñun ko war nañu ko sant bu baax di leen ñaanal réussite ñu sant ñëpp di gërëm ñëpp voilà Mbaye Kane nekk président groupement bu Kër Madiagne waa Kër Madiagne Kër Madiagne nag dafa nekk ci département bu Tivaouane nekk ci l'arrondissement de Méouane nekk ci commune bu Taïba Ndiaye ku ne xam na ni ku tudd mbay dina tudd la zone des Niayes particulièrement ñun ñu am ci benn pàcc boo nga xamante ni foofu leen ci féete nin ko mën a waxee nag wolof Njaay dafa wax ni lëg bu lekkee alam na ko gërëme cooy loolu mooy wax boo nga xamante ni grâce à CEP moo tax ñun sunu kuréel yi mën a organiser wu ba nga xamante ni tey dañuy xàccandoo di dóorandoo loolu ñoo ngi koy sante CEP bu baax a baax ndax tey ci xàmmi konte mooy téye na organisation ba nga xamante ni tey baykat yi nga xamante ni ñoo nekk ci groupement yi ñooy bokk di liggéeyandoo bu fekkee dañoo nekk ci wàllu li ñuy wax repiquage ñoom groupement yi boo xoolee comme ñëpp ñoo bokk activité bu ñuy liggéey ñoom ñëpp dana def ensemble tey ñu liggéeyal mbay bu subaa ñu liggéeyal keneen bu subaa ñu liggéeyal keneen loolu gis na ni yokkute la boo nga xamante ni bi organisation bi ñëwee ci lañ gis ni yooyu pas grâce à CEP moo tax ñun ñu àgg foofu. kon ci biir loolu it gis nañ ni étude de base ak voyage des affaires yooyu yëpp xalaatuñ ko woon mais ci ndimbalul CEP ci ndimbalul kuréel bi ànd ak Dieynaba mi nga xamante ne mooy le cadre Taïba Ndiaye vraiment ñun du amal ko cant boo nga xam ne am na fu mu commencé mais amul fu mu yem ndax muy guddi ak bëccëg nelawun ca ngir yàlla ak moom li ñuy wax naa koo xamul ni nga koy def nam la def moo tax kon loolu CEP ak ANCAR ñoo taxaw dooleel nu ba nga xamante ne ñun tey mbay mi ku doon yoxi li yaa ngi gën a sawar ci biir loolu daal en tant que jeune am nañ taxawaay boo nga xamante ni gis nañ ni CEP moom fi nga xamante ni fi mu nu jëlee daal jàpp naa ni fi mu nu jëmee moo ko gën kon ñoo ngi sant bu baax di gërëm ñëpp. ndax wolof day wax naan may la jën jàngal la niñ koy nappee moom moo gën may la jën jàngal la nga niñ koy nappee moo gën loolu nag buñ ko dee wax am na ñoo xam ne li teew la ñuy xool ndax buñ nee jën a ngi nii nga daal di mën a dem jëfandikoo ko léegi daal di lekk day daal di jeex waaye saa yoo ko soxlaa mën koo wuti loolu mooy li nga xam ne moom lañ bëgg muy xam-xam te CEP joxewul xaalis waaye li muy joxe moo ëpp xaalis ndax xam-xam mooy lépp xam-xam mooy moom nga mën a def tey jii li ñuy wax ni yépp xel ak xalaat moom moo koy indi ginnaaw bu ñu sàkkoo xam-xam tey jataay bi yaakaar naa ñu fi toog ñëpp bi ñu ñëwee ba léegi li CEP def la ñuy wax kon ñun dañoo bokk ci ñi nga xam ne nag ñu ngi door a dugg ci CEP man nañoo wax ni mën nañ ni ñooy liir yi mujj a juddu
ah loolu nag li ñu fi dégg ñi nga xam ne ñoo jiitu li ñu wax daf ñuy gën a ñimeloo te day tax ñu gën a bëgg set parce que loolu moo jafe ci ñaay bi bay yomb na mais jaay yombut ñun nag bi ñu ñëwee xam naa jéego yiñ ci jot a def wax dëgg yàlla xaw naa sori ndax SEP gunge nañu ñu def suñ plan d'action def visite d'affaires dem ci marché yi yóbbu nañ ñu ba Gambie tey jii bi may ñëw yàlla xam na ni dama fàtte woon réunion bi waaye balaa may génn sama kër commerçant bi ma seeti woon déggante naa ak moom di ko wax sama tool fan la toll. waaw loolu nag maa ngi koy door a def ren daana bay nag di jaay waaye nii nga xam ne noonu lañ ñu ko digale dafay loo xamante ni da ngay informer nit ki di am ay information parce que am na ku ko wax léegi loolu dafay loo xam ni lu làqu la parce que nit ki bu xamul foo toll ah du xam nan lay mën na jëflante yéen kon information yi lu am solo la loolu nag dañ ciy sant bu baax nag ni ko ñëpp defee suñu ANCAR bi tey mu nekk jàmbaar koo xam ne li mu boole li mu lëkkale dafa bari na ANCAR yi ne fii li bi tey lëkkale wax dëgg yàlla ni xawma leen waaye man li ma xam mu yor ko coono bi muy daj bari na mu mel ni lii nga xam ne SEP def na ko jël projet bi jaarale ko ci ANCAR dañuy ñaax ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ci ñaay bi te yàlla dogal ñu nekk fa ñu nekk te bëgg ñaay bi avancé nit ki mën loo koo jàppale te jige woo ko ñun ñi ñu gën a jige ANCAR la kon projet yi ci ëpp doole ci ñaay bi nañ koy placé ci ANCAR parce que ñoo gën a maîtriser ñaay bi loolu laa amoon loo xam ne maa ngi koy di sant monsieur Kébé moom it xamal donc di wax rek donc ci njeexital bu voyage bi ci njëkk mooy tey liñ fi gis nii su kaar yi taxawul aussi groupement yi war nañu mën a former seen bopp parce que tey ñii ay formateurs lañ xanaa kay dañuy xool ak coordination bi nu ko naka la ñuy def pour que groupement bu nekk ñu jël fa benn wala ñaari nit tàggat leen pour ñu nekk ay formateurs parce que projet bi day jeex te projet bi bu jeexee war naa am ñoo xam ne war nañ mën a continuer liggéey boobu donc yaakaar naa ne loolu aussi élément bu am solo la boo xam ne ñu ngi koy def beneen li nga xam ne saytu naa ko si mooy dañoo jógee ci ay gox ñëw fii xool ci fraise yi nañ xool aussi ñi nga xam ne dañu bëgg a bay pomme de terre fii ci gox bi ñu yóbbu leen ci fu mel ni Mboro Total ñoom it ñu xool expérience ni ñuy béyee pomme de terre donc loolu daal laa jàngat ci kii sinon di leen gërëm di leen sant di leen ci turu madame Dieye mu nga xam ne mooy directrice de zone bi bëggoon na ñëw mais dafa am ngànt looloo tax ñëw xanaa di leen wax rek di leen jaajëfal di leen jox dig daje beneen yoon wa salaam merci beaucoup